mbokk yi dal leen jàmm ci télévision Tainfo Africa xibaar yi léegi-léegi lay doon li ñu fi nar a waxtaanee tey jii nag bokk na ci dellu ci poste premier ministre bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall démb nag junj na ko ci conseil des ministres bi nga xamante ni moom la doon amal askanu Sénégal nag yéen a yàbbi ci mbir moomu. tey jii nag la ñuy màggal li nga xamante ni mooy jëlee fi toroxal jigéen ci réew mi léegi nag liñ ci jot a gis nag fii ci Sénégal moo ne day cas yi bëri nañ fii lu tollook ñaari junni yu toftal juróom-ñaari téeméeri cas la ñu fi nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci association bi nga xamante ni mooy juriste yu Sénégal ñoom nag li ñu xamle neen daal fii ci Sénégal li ñu fi toroxal jigéen bëri na lool la. embouteillage bu mel ni tulleeg màlle moom la ñu xëy nag nemmeeku fii ci Sénégal li ko waral askan wi daañu ci yàbbi ci biir journal bi. xibaaru bitim réew tàggat yaram ak métier bés bi tey jii mbokk yi moom mooy ndar képp xibaar yi léegi yaatal gi. comme nu ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi njiitu réew mi président de la république Macky Sall teg ci table ji nag li nga xamante ni mooy dellu ci njiitu jëwriñ yi mu nekk loo xamante ni sénégalais yi yéen nañ ci yàbbi ni ki tey ji Ousmane Niang am na ñu mu ci taseel reportage. ab diire ngi nii poste premier ministre Macky Sall da ko dindi woon jamono yi nag jël na ndogal ne da koy delloo si lan moo ko waral nag kii nii la ko gisee. premier ministre dafa war a am. premier ministre mooy appliquer la politique du gouvernement Macky ni bu définir donc dañu jox premier ministre mu appliquer la décision de tout ce que le président a dit donc comme Macky wax fast track toutes les décisions toutes les mesures qu'il prend donc dañ ko war a appliquer vite ministre dañu war a def leur travail vite fait donc loolu amul xool na ma nga xam ne constaté na loolu amul donc moo tax mu revenir ci premier ministre bi. et puis Macky il a bon dos bu génnee premier ministre il a bon dos attaque bu ñëw cible bu ñëw lépp lu ñëw politique beeg lépp lu ñëw rek dañ koy attaquer directement donc il faut que mu am un mur ce mur là ce sera le premier ministre. keneen a ngi di ko rafetlu di xamle ne poste premier ministre mënut a ñàkk ci mim réew. c'est une idée bu baax la en fait parce que ni Sénégal toll ak moom fi mu bëgg a yóbbu Sénégal vraiment il faut koo xam ne mooy genre numéro 2 am. boo xam ne parce que lépp mënuñ ko jël centraliser ko ci président sur la présence du président de la République je pense que loolu dina mën a gën a yombal liggéey bi dina gën a mën a yaatal liggéey bi xam nga dina gën a tax sénégalais yi gën a mën a jot ci ay information dina mën a jot ci ay signature accès bi maanaam dina gën a yomb. kii ne l'idée bu mu la jaaxal andiwaat bi yépp mooy teg ay pexe ngir waajal ku koy wuutu. man je vois que li tax mu bëgg ko indi lenn kese la. parce que déjà xam na ni troisième mandat bi gars yi ñu koy tere donc il est obligé mu jéem a ut benn premier ministre su ko defee kooku après moo koy wut war a mën a yeggale liggéeyam quoi. ak lu mën a xew Sénégal yi ñu ngi xippi seeni bët di xool fan la wànnanti di mujj ak i gëtëm. ba tey mbokk yi dañuy desandi ci xibaar boobu mu ñeel nag dellu ci poste premier ministre fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ni muy nag Mamadou Albert Sy di analyste politique xam-xamam màcc ci politique di kon li muy xamle nag nee na poste boobee dafa nekk poste bu am histoire fii ci Sénégal loolee waral na nag njiitu réew mi président Macky Sall xëy na loolee tax mu nar koy dellusiwaat waaye nag fexe na ba indiwaat li nga xamante ni moo di poste boobee dina doon nag ab pexe moo xamante ni mën na koo jàppale ci wàllum politique loole la wax ñu déglu ko ci micro sunu naataango Ousmane Niang. waaw mën nañu wax ni que président dellu na ci poste premier ministre moom moo supprimé woon poste boobu léegi dellu na ci li nga xam ne sénégalais yi yàgg nañu am premier ministre. Depuis Senghor ba tey ji même bu dee am na période Senghor supprimé poste bi wala Abdou Diouf supprimé ci de constitution Sénégal dafa sóoraale poste premier ministre donc loolu su ci delloo dellu na ci loolu mooy situation bu normal dellu na ci normal léegi nag lu tax mu dellu loolu am na lu bari mën nañu wax daal que lu ñu doon séntu moom ci politique bi mu supprimé dafa wax ne dafa bëgg action gouvernement
tey jii si suba nag embouteillage bu métti la ñuy nemmeeku si capitale bu Sénégal di Ndakaaru lu ko dalee nag banlieue bi jëm ci biir Ndakaaru foo sànni mbatt mu takk li ko waral nag mooy bu ñu sukkandikoo ci askan wi nee nañ daal oto yi ñoo bari wala sax askan wi nu ñu takkoo fii si Ndakaaru loolee moo tax nag lii di embouteillage yi di am ñu déglu reportage bi nga xamante ni Seynabou Dia ak Cheikh bi defal nañu ko. ay fan a ngi nii dem beeg dikk bi sooxane lool fii si biir Dakar li ni mel nag jural askan wi si seen bërëbu liggéeyukaay ay gàllankoor ndaxte kenn mënul egg si waxtu yi mu ko bëggee lépp nag bëri waaye nit ñi si Ndakaaru moo ko waral. waaw man li ma ci xalaat mooy dama gis ne nit yi dañuy jogandoo tout le temps 7h30 8h dañuy jogandoo te it bu ñuy wàcc it 4h30 5h ñëpp dañuy wàccandoo loolu mënul ñàkk embouteillage. ñeneen ñi jàpp ne liggéey bu nguur gi sumb si dëkk bi moo waral yi de jafe-jafe. bëri na embouteillage trop mais soo gisee loolu travaux yi moo tax parce que Macky Sall vraiment travaux yi tali yeeg côté yëpp lañ gas. embouteillage yi ñu gën koy nemmeeku si attayage bi ak tamit si yenn gox yi si biir Dakar borom moto yi di yuuxu wàllu njiitu réew mi. te bala ngaa gën a xam nga aw croisement 22 jàpp Parcelles jàpp Liberté 6 foofu coono yi métti la fa dañ fay daj ñu yow moto yi sax dañuy bokk si embouteillage bi. embouteillage bi di mel ne tulleeg màlle si Ndakaaru askan wi di ko naqarlu saa su nekk ba tax na ñuy sàkku ndimbal si nguur gi pour ñu indi ñu si ay saafara ni mu gën a gaawee. tey jii di ñaar fukki fan ak juróom si weerum novembre si lañ nag màggal bëccëg bi nga xamante ni moom lañ jagleel jëlee fii lépp lu jëm si wàllum toroxal ak xoxotal jigéen fii si Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kuréel gu ñu duppee association juristes sénégalaises yi li ñuy xam ne nag ne nañ fii si Sénégal daal lu tollook ñaari junni yu toftal juróom-ñaari téeméeri cas la ñu nemmeeku fii si Sénégal bokk na si juróom-ñaari région yoo xamante ni daal foofu la ñu nemmeeku mbir mi bu ñu sukkandikoo si Seynabou Kane Bodian muy nag secrétaire général kuréel googee nee na nag xoqatal gi jëm na ci wàllum violence jëm ci wàllum sëy waaye tamit ci wàllum xel loolu yëpp daal la ñu nemmeeku fii si Sénégal. ba tey nag bëccëg bu ñuy jagleel jëlee fi xoqatal ak toroxal jigéen tey jii kon si la ñuy desandi ba tey mu nekk nag mbir moo xamante ni bi ñu ko sosee atum 1999 door di ko màggal nag atum 1981 dañu nag ànd ak sunu naataango Saliou Ngom mu jox ñu xibaar boobee fan la jógee muy nag wàllum màggal li nga xamante ni moom moo di jëlee fi toroxal lii di jigéen. comme niñ koy defee chaque année tey di bés bi nga xamante ne moom la ñuy xeex lépp luy violence yi nga xamante ne moom la ñu tekk ci jigéen yi mu war a tàmbalee ni ki tey war a am lu toll fukk ak juróom benn bés war a jeex ci décembre fukki fan ci weeru décembre atum 2021 ci seetlu bi moo di ne ñetti jigéen boo gis kenn kii daal dinañ ko sàkku ci àdduna wërngal këpp rawatina bu fekkente ne dina dafa am ay conflit wala sax ay crise humanitaire wala sax ay catastrophe climatique yooyu lay dañuy gis ay jigéen yu bari ñu daal di leen violenter ci àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandikoo sax ci rapport bi nga xamante ne kuréel bi di ONU Femmes daal dina ko fësal de fukk ak ñetti dëkk nee na feebar bi di coronavirus bu mu fi duggee ba léegi ñetti jigéen boo gis ñaar ñi dañ leen a violenté maanaam dañ leen a sàkku rawatina sax li nga nu mel dañ koy gis ci ay réseaux sociaux yi maanaam ay bandi wala sax ay agresseur daal di menacer ay jigéen topp leen di leen photographier wala sax ñu leen di vidéo de rax ci doole di leen chantage ñu deful li nga xamante ne moom la ñu bëgg rek ñu daal di tasaare yenn ci ay vidéo wala sax ay photo yi nga xamante ne moom la ñu jël ci réseaux sociaux yi lu ni mel nag dañ koy gis fii ci Sénégal ndax lu ëpp ñeenti junni lu tegal juróom benn téeméer ak ñaar fukki jigéen dañ leen a saako fii ci Sénégal diggante 2016 jàpp 2019 bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi di association des femmes juristes bu Sénégal tey di bés bi nga xamante moom la ñu màggal lépp luy xeex wàllum sàkku jigéen di violence faite aux femmes moo di ne mooy thème bi nga xamante moom la ñu jël rek moo di ne naka la ñu def bu daal di jëlee lu ne mel ci àdduna wërngal këpp ñu ñii di waa ONU ñoo ko proclamé ci atum 1999 ñu daal di ko célébré ci 1981 di delloo njukkal ci sœur caribéenne opposante politique ci dirigeant de la République dominicaine ba ñu faat leen ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 1960 loolu moo tax chaque 25 novembre ñu daal di màggal bés bi la di leen delloo njukkal.
dañu àddu jëmale ci taximan bi nga xamante ni moom la ñu fàtt ni kii démb foofee sa diwaanu Point E muy nag wuyoo ci turu Moustapha Guèye moom de bu ñu sukkandikoo ci résultat yi nga xamante ni mujj nañ ko jot ñeneen daal ay nag ñawtan la ñu ko jam ba mu faatu ci taxim moom kii di Moustapha Guèye nag jamono ji ñu ngi ko yóbbu hôpital bi si xibaar boobee ba tey sax ci diiru benn fan si lañ nag jàpp ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo def ñaawteef googe bu ñu sukkandikoo si suñuy naataango Libération. xabaaru bitim réew yi yegg si nañ si mbokk yi dañ si ànd ak sunu naataango Aminata Koor ñu doore ko nag ca diwaanu Côte d'Ivoire ak bëccëg bi nga xamante ni moom la ñuy jagleel nag jëlee fii lépp lu jëm si wàllum toroxal jigéen foofee nag lu tollook 4 téeméeru soxna daal la ñu fa faat te kenn defu ko lu dul seeni góor ca diwaanu Afrique du Sud moom ñu jàpp na réew moo xamante ni la foofu la jigéen ñi di gën a loroo fële sa diwaanu Russie nag foofee lu tollook fukk ak benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ñeent fukk ak juróom benn ñoom ñoo réer ñu déglu leeral yi. xibaaru bitim réew dañ koy dooree fii ci Afrique jëm ci Afrique du Sud nag bés bi tey jii la ñu daal di màggal violence yi nga xamante ne moom la ñuy def jigéen ñi ci Afrique du Sud la ñu seetlu rek mooy daanaka ci àdduna bi fii ci Afrique moom moo ci ëpp si jigéen ñi nga xam ne rek dañ leen di xoqatal wala sax ñu leen di sàkku tax na bés bi nag dañ ko daal di màggal ànd ak jigéen ñi nga xamante ne dañoo def ay association ngir rek jàppale yooyu jigéen li ni mel nag nekk loo xamante ne jaaxal na nguur ba fa nekkee bu ñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xamante ne moom la waa ONU fa joxe daal di classé Afrique du Sud ci échelle mondiale bokk na ci dëkk goo xamante ne jigéen ñi ñu bëri dañu leen di sàkku te dara du leen di fekk lii de phénomène nag nekk loo xam ne jaaxal na gouvernement ba fa nekkee ba tey rek dañuy desandi ci wàllum journée mondiale bi ca Côte d'Ivoire la ñuy dem ñooñee tey jii lañ koy màggal di alxames yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre àdduna wél nga këpp moom la ñuy daal di fêté bés bi jigéen ñi dañ leen di sàkku ca Côte d'Ivoire bokk na ci violence conjugale sexuelle wala sax moral li ni mel nag tax na jigéen ña fa nekkee def ni waa Afrique du Sud rek takku daal di xeex li ni mel ngir jox jigéen ñi seen gëdd waaye tamit daal di daan képp koo xam ne rek da ngay toroxal wala ngay xoqatal jigéen rawatina ñi nga xam ne dañ leen di sàkkute dara du leen ci fekk ci xayma rek jàpp leen du toll ko 4 téeméeri jigéen ñoo xamante ne rek dañ leen di violer te ba tey ji nag mujjewul fenn ki fa nekk nag daal di takku ca Abidjan ngir rek mun a jëlee yi la xeetu viol ak lii di xoqatal Russie la ñuy dem fekk fa la fa xew démb lu toll ko fukki nit ak juróom-benn ñoo daal di làqu ci benn mine ginnaaw bi nga xamante ne accident bu métti moo fa am bile mine ma nga sosoo ca Sibérie accident bi ba muy am nag juróom-ñeenti nit nag daal na ñàkk seeni bakkan ki ko xam ne rek di autorité ya fa nekk te xayma nañ lu tollook 4 fukki nit ak juróomi nit ñoo nekkoon ci biir mine boobee maanaam fa ñuy gasee or ci jamono ji nga xamante ne accident bi mi ne am ba tey ñii nag xamuñu lan moo waral boobee accident waaye tamit benn contact ci ñi nga xamante ñoo nekk ci biir mine boobee amagul bu ñu sukkandikoo ci ñi di opérateur de sauvetage nee nañ rek ba tey jii ñu ngi dawal ngir wuti walloo ñi nga xam ne ñoo fa nekk 4 téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama nag ñoo nekkoon ci biir jamono ji 4 fukk ak ñeent ñoom ñoo di am ci ay gaañu ki ko xam ne rek di ministre bu risque bu yoolu waarum situation urgence. tàggat yaram la ñuy tàbbi mbokk yi nag ginnaaw nag bi leen ci réew mi président de la république dalale keroog nag talaata ñi nga xamante ni ñoom ñooy gaynde yi nga xamante ni dañu muuma seen njiit gi nag di Abdoul Aziz Dieye moom lañ jokkal tey ji mu dikk ak ñun nag ci kàddu yi nga xamante ni njiit réew mi président de la république Macky Sall dénk na leen ko ñaax leen itamit ci waajtaay gi nga xamante ni moom la ñuy waajal coupe du monde ba ñu déglu ko. voilà comme Sénégal nag dañu am objectif di wax donc ku def lu rëy am lu rëy waaw xale yi nag dañu def lu rëy donc c'est normal que aussi donc président Macky Sall li mu def ko. voilà loolu aussi day wane rek aussi moom mooy le président de tous les Sénégalais donc y a pas un président pour les malentendants wala un président donc pour les entendants donc c'est le président de tous les Sénégalais ñu bañ a fàttali aussi moom tamit tey jii bu ci nit ñi toppee di wax yàlla ak moom la ndax moom kenn gëmul équipe bi moom moo ko gëm donc moom moo jël équipe bi en charge yóbbu ko Kenya pour que ba xale yi tey jii am ci ndam leen donc moom. victoire xale yi moom ndamam la motivation la ñu am donc les mêmes motivations voire même sax plus bi nga xamante ni tey jii moom la ñu amoon fële ca bi ñuy dem Kenya waaw donc comme on voulait vraiment montrer à tous les Sénégalais que am na ci ay xale yi yoo xamante ni fii ci Sénégal gi donc ay malentendants yoo xamante ni donc bëggoon nañ ñu bàyyi xel ci ñoom donc aussi tey jii bu ñu yàlla aussi mais sens ñu war a dem nag tey jii fële ca Brésil donc war a défendre donc non seulement couleur réew mi mais aussi donc couleur défendre couleur Afrique yëpp
donc motivation donc mënu ko gën a rëy. ba tey nag ci wàllum sport football la ñu àddu jëmale ak équipe nationale jigéen ñi ñoom nag ñi ngi waajal bu baax a baax seen match bi war a dox diggante ñoom ak waa Mali mu ñeel nag éliminatoire Coupe d'Afrique bi ba tax na nag ñi ngi waajal benn match xarito diggante ñoom ak waa Maroc loole nag tax na ba seen entraîneur di Mame Moussa Cissé génn nag benn liste boo xamante ni doxiñ na fa ñaar fukk ak ñetti gaynde yoo xamante ni ñoom la bëgg yóbbu ñu tase ak waa Maroc mu nekk ab match xarito ñu seetaan élément bi ngir indi ci ay leeral. Mame Moussa Cissé di entraîneur équipe nationale gaynde jigéen ñi fësal na nag ab liste boo xamante ni ñaar fukk ak ñetti gaynde ñoom ñoo fa nekk loole nag ngir waajal match xarito bi nga xamante ni war na dox diggante Sénégal ak Maroc mu nekk ñaari match yoo xamante ni Sénégal dina laale ak doomu marocain yi fanweeri fan si weerum novembre ak ñeenti fan si weerum décembre atum 2021 match boobee nag li ko waral mooy nag waajal éliminatoire Coupe d'Afrique bi nga xamante ni gaynde yi daañu laale ak Mali si weerum février bi ñu dëgmal mu nekk aller retour match boobee solo si sax mooy am ticket bi nga xamante ni gaynde yi daañu mën a dem ci Coupe d'Afrique boobu laata ñaari match yooyu gaynde yi daañu lëlu foofee sa diwaanu centre technique Jules François Bocandé ñu door ko sax niki démb. xibaar yi tàggat yaram ba tey nag dañuy dem fële ca diwaanu Cameroun ginnaaw nag ki nga xamante ni moom mooy secrétaire général bu CAF bi mu génnee ab communiqué daal di xoxatal waa Cameroun ne daal li nga xamante ni moom mooy cérémonie d'ouverture Coupe d'Afrique ba soo moytu daañu ko toxal loole nag nga xamante ni mooy professeur Narcisse Moël Kombi di nag président bi nga xamante ni moom mooy comité d'organisation bi loole nag moom nangul ko benn yoon nee na daal loole dina ci xar tànk tubayam ba du am ndaxte daal li nga xamante ni moom moo di seen engagement ak li nga xamante ni moom moo leen war ci Coupe d'Afrique bi daañu ko def ba lii di cérémonie ouverture bi am foofee ca diwaanu Cameroun la ñuy desandi ba tey ak élection li nga xamante ni mooy FECAFOOT di fédération camerounaise de football niki tey jii nag fësal nañ candidature yi nga xamante ni moom la ñu dëggal juróom-benn la ñu doon bokk na ci ki nga xamante ni mooy ancien attaquant bu Lion indomptable di Samuel Eto'o kon nag moom bokk na ci liste bi nga xamante ni daal ñooy daagaan toogu président bu FECAFOOT boobu. ca diwaanu bitim réew la ñuy àddu jëmale lu ñeel nag wàllum Ligue des champions yi xam ngeen ne nag niki démb la ñu ndar keppe juróomeelu bëccëg bi fukk ak benn club nag ñoom dagg nañ seen ticket ngir nag yegg ci 16e de finale yi bokk na ci nag Manchester City Manchester United Chelsea Real Madrid Liverpool Bayern Munich Juventus Paris Saint-Germain Ajax Amsterdam Inter Milan ak Sporting bu Lisbonne kon ñoom yegg nañ ci li nga xamante ni mooy ñaareelu pàcc ki mu des nag kon juróomi équipe yoo xamante ni daal dinañu jéem a lijjanti seen i ticket si juróom-benneelu bëccëg bi ba tey ca diwaanu Europa League bi tey jii nag la ñuy sóobu si juróomeelu bëccëg bi match yëpp nag tey jii la ñu koy amal Monaco bu France nag tey jii kon dina tase ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Vitesse Arnhem bu si amee ndam nag dafay yegg ci 8e de finale yi ba tey nag ci xibaar yi bitim réew yooyu kon jàppale ne kon match yëpp daal ni ma ko waxee sànq daal tey jii lañ leen di amal foofee ca diwaanu bitim réew. ginnaaw nag xibaaru tàggat yaram yi mbokk yi dañuy ndar keppe xibaar yi mu ñeel nag tey métier bés bi muy nag métier moo xamante ni daal yettum gaal la ñu dem fële ca diwaanu Wakam seet naka la ñuy yettee gaal yi dañ ci ànd ak sunu naataango Fatou Cinké. tey ñu ngi fii ci tefes gu Wakaam ngir waxtaanee yettum gaal mu nekk liggéey bu fës ci dëkk mool bi le ngir xuus ci boobu la liggéey dañuy dëkk suñu micro Missine Thiam mi ñu fa fekk ngir mu wax ñu naka la liggéey bi tëddee waaye tamit yan jumtukaay la ñuy jëfandikoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen dalal di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm tur bi nag Missine Thiam la. waaw man maay charpentier bi nga xamante ni maa nekk fi man la yàlla def ma nekk fi Wakaam fii di fi liggéey yàgg na nag ñu ngi fi liggéey waaw. yettum gaal charpentier ci tubaab nekk liggéey doole ak xel ñenn ci ñoom di nekk ci naaj bi boole ko ak jumtukaay yu yàgg lool moo tax sax ñuy sàkku ci nguur gi ay jumtukaay yu yees. liggéey bi liñ si mën a wax bari na trop parce que yàgg nañ di si wax benn metti na. trop moyen bi demeetul noonu gis nga d'ailleurs fi ngeen ñu fekk gis nga ci naaj bi ñu nekk kon méttiwaayu liggéey bi foo ko takk rek dépassé na foofu waaw xanaa bu loolu weesoo dañ koy sante yàlla parce que loolu la ñu yàlla nattoo ku nekk ak li la yàlla nattoo kon dañ ciy jaamu yàlla daal waaw. beneen jafe-jafe muy ñàkkum jën doon luy sooxeel seen liggéey. li ko indi mooy géej gi moo neexul géej gi moo amatul jën bon te mooy kiiwul kër gi mu ngi lay xaar santé bi njaboot gi tout ça là
te lépp wékku si te benn nit ku nekk benn charpentier wala benn mool presque boo xoolee une trentaine de personnes ñu ngi si ginnaawam ñoo xam te ne moom moo leen yore moo leen war a dundal kon nekkul lu yomb trop daal mais comme li ma leen waxoon si bopp wax bi rek mooy ku nekk li la yàlla natoo dafa bokk si xeetu jaamu yàlla yi nga xam te ne doomu aadama ba mu nekk loolu la war a góorgóorlu daal pour bàyyi si waaram waaw ñu ngi ci seen xarañte ñoom ñii ñooy defar gaal yu mucc ayib ngir mooli dem géej. bari na parce que tey jii boo seetee suñu liggéey bi gën na moderne sax léegi parce que boo seetee lu mel ni appareil yële avant daawuñu ko liggéeyee au temps vilebrequin lañ doon bënne si lañ doon siyee léegi jëndatuñu amatuñu si amatuñu vilebrequin mool yi la ñuy liggéeyee ak perceuse yi affaire yi am na yeneen matériels yu bari kii mais am na de gaal outil traditionnel moo koy liggéey mooy comme lii lu mel ni larminette li ngay gis nii lii mënoo liggéey gaal te amuloo ko mais am na yeneen yoo xamante ne nag c'est-à-dire gaal du li ma la ko mën a expliquer du loo xamante ne da ngay jël sa mètre di ceere wala defar gaal dafa ovale gaal dafa rond comme nen kon outil traditionnel kese moo ko mën a liggéey nga am li nga xamante ne bu fekkente nag outil industriel yi nga xamante ne moom nga bëgg a jël pour liggéey ak gaal doo dem parce que bant ni muy bindoo la waaw loolu moom mbokk na si bii bu loolu weesoo tamit accès matériel bi léegi pour liggéey gaal léegi la gën a yomb par rapport ak avant waaw parce que matériel yi lii mën na yàqu léegi nga dem jëndaat sans problème. waaw c'est-à-dire loolu boo ko gisee xam nga bant bi boo si nekkee bu yàgg day dem ba dootul ñaw dafay ñawte bi dafay deñ loolu liim la tudd mu ngay jël pour mën ka nammaat mu mën a ñaw nga mën a dagg bant bi normal comme ni nga ko mën a daggee sinon bu ñawulee da ngay utiliser force bu bari te vu la situation xam nga nit deret moo nekk si ak ndox ku xëy depuis 8 heures di xàcc di dóor lu jant bi gën a dem sa force di gën a jeex bon sa force bu dee jeex nag kon outil yi nga yore dafa war a ñaw mais ñaw bi encore am na danger si yow mi nga xamante ne yow yaa koy liggéey parce que à tout moment mën na rëcc mën na la gaañ te bu la gaañee dañ koy aggraver wala yore bon on a l'habitude nag am nañ maîtrise bi ba bon yàlla daal moo ñuy suturaal waaw yàlla moo ñuy suturaal mais liggéey bi lu ñu la si mën a wax ne la yomb na ku la ko wax ne dafa lay nax liggéey bi métti la ñuy liggéey te moyen demeetul noonu tey ji exemple gaal normalement boo ko liggéey war nañ la fay si xaalis loo xamante ni fay. jërëjëf Fatou Dieng Gueye mbokk yi kon li la fi woon ci xibaar ci Time for Africa di leen jox dig daje rek suba incha allah.